ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu nar a jël en cours ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di rafetlu seen taxawaay. Ibrahima Diagne Ibrahima bëgg naa la bu baax di wax ne dañu ñëw tey pour def benn waxtaan résumé ci ay xew-xew yoo xam ne xew na fi am ay explication yoo xam ne ñun wax nañ ko mu mel ni dafa leerul ci bopp ñenn ñi ak phénomène boo xam ne xew na ci réew mi te ñun ñii ñu am ci xalaat war ci wax war ko bàyyiloo xel sunu ay xarit sympathisant doomu ndey ñëpp ngir ñoom it ñu def ci seen jàngatu bopp. maa ngi sant bu baax ñëpp ñuy partager message yi parce que jamono yee dañ xawoon restreindre sama page bi gis naa nit ñi niñ ci jàppe ci partage bi gis naa ko te loolu yëpp nit ñu am gëm-gëm ñoo koy def te li tax may wax it saa bu ma waxee dama bëgg ñi may suivre ñëpp ak ñi nga xam ne ñi ngi waxtaan ak man ci PV ñu xam ne man li may wax ragaluma ko dawuma ko pare naa pour défendre ko saa su ne amul kenn koo xam ne yaa ngi yewoo ci réew mi di politique koo xam ne sama bët bii feesal nga ko ça n'existe pas. lépp lu ñuy def nag jàmm ak booloo ak teg ay stratégie moom moo waral ñu di koy def mais yéen ñëpp maa leen di bëggee Ibrahima El Hadj Cheikh Faye Lucky Bernard yéen ñiy dugg si nii ñi nga xam ne nuyu ma leen aussi wala jotuma tudd seen tur it nañ xam ne nuyu naa leen wante tur yi ni muy doxee moo tax day gaaw ba des fois dañuy rëcc mais ñëpp laa ziyaara ñëpp laa ndokkeel ñëpp laa màggal ñëpp laa baalu àq ci àjjuma ji di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal suñu ay bakkaar ñun ñëpp di rafetlu bu baax màggal gi ni mu demee ren di ci sant bu baax xalifa bi di ci sant di ci ndokkeel jullit ñëpp ndaxte màggalu Tuuba bésub jullit ñi la ndax bésu départ d'exil la boo xam ne ci kilifa diine goo xam ne dafa demoon liggéeyee li boromam ba boromam fay ko bisub naqar boobu nga xam ne moom la amoon di dem ñu taal këram génne ko këram bis boobu lay célébrer doon ci sant lu nit ñi yàlla ñi ngi rafetlu ñëpp ñi ci sant dem sant ci yàlla ñi toog seeni kër def ko seen kër yi ñi ngi leen di sant ñi nga xam ne aussi seen bakkan daf ci rot wala ñu accidenté ci ñi ngi leen di ñaanal yàlla suñ borom fëgg seen bopp ñi nga xam ne dañoo wéradi wala ñi nga xam ne feebar lañ ci jële ñi nga xam ne aussi accident nañ ci ba suñ borom jël seen bakkan maa ngi ñaan yàlla mu xare leen aljana di rafetlu tamit tey ji message u kilifa diine bi di Cheikh Mouhamadul Mountakha message bi mu joxe ñu ngi koy rafetlu bu baax soxna Françoise Hélène Gaye ñu ngi lay béggee di béggee Cheikhouna Sey Cheikh Baslo ñu ngi koy béggee moom tamit waaw ginnaaw bu ñu rafetloo nag soññee kilifa diine bi di Cheikh Mouhamadul Mountakha rafetlu aussi vraiment gis-gis bi ak vision bi dañuy ñëw ngir bëgg a waxtaane tuuti ay quelques points le plus rapidement possible yenn points yi dina nekk clarification yenn points yi dina nekk ay leeral ci suñu gis-gis ci xew-xew yenn points yi aussi dina nekk ay suggestion bi may njëkk a def maa ngi ko jëmale ci journaliste yi ku ci nekk xam na ne fan yee am na benn wax buñ fi waxoon te defuñu recoupement bi defuñu vérification yi ñu bëgg leen xamal ne comme ni ngeen koy defee seen métier journalisme c'est aller vers l'information mais aussi c'est faire le recoupement des informations buñ la waxee information leerlu ko fata baye nu dégg ngeen ko déggati ko kon nag je pense que journaliste bu fot ci ndab fotati ci ndab moo ko tey donc il faut qu'on arrête vraiment la manipulation il faut qu'on arrête li nga xamante ne bii moom mooy di jël ay information te doo ko vérifier te loolu lépp li ko indi nag mooy presse en ligne bi dafa bari léegi da nga gis léegi Sénégal ku jóg rek daal di créer sa presse en ligne Sénégal léegi ku jóg rek créer sa ligne sa presse di wax lu la neex moo tax chaque jour ngeen di gis 50 000 informations mais ci biir 50 000 informations yi ngeen di gis
daanaka bu ngeen ko seetee 5 information moo ci baax li ci des lépp ay wor la ay nax la. moo tax ma bëgg nit ñi def attention ci liñ leen di wax ci internet bi bépp information boo leen gis ci internet bi rek leerlu leen ko gëstu leen ko saytu leen ko ndaxte du information 95% ci information yi ñu leen di jox ci réseaux sociaux yi dara du ci dëgg. loolu bëggoon naa ko bàyyiloo xel nit ñëpp du man rek même man samay wax leerlu leen ko mam leer même man samay wax leerlu leen ko bu leen wóolu waxu kenn. parce que intoxication bi dafa bari kàcc yi dafa bari léegi ku ci nekk ci politiciens yi yor nga sa presse il faut ngeen xam ko ku ci nekk ci politiciens yi ñi yor nañ seen télé ñi yor nañ seen rajo ñi yor nañ seen journal ah ñi yor nañ seen presse en ligne bu ko defee di leen waxal li leen neex seetuñu dëgg ñun nag dañuy jéem a wax dëgg dañuy jéem rek jaajëf Razou mon grand bëgg naa la Diouf fii Mor Gueye Bas Dioum maa leen di bëggee bu baax yéen ñëpp maa leen di gis di leen ziyaara Cheikhouna Seye li ko nar a indi nag li yàq réew mi nag li ko nar a indi ak fausses informations mooy ku jóg indi sa presse ku jóg créer sa site en ligne wax lu la neex bindal la lu la neex loolu nag mënatuñ ci dara parce que réseaux sociaux yi moo développé mais maintenant pour yéen ngeen jël seeni précaution mooy lu leen waay wax vérifier leen ko lu leen Assane Sylla wax saytu leen ko lu leen Massamba wax Mademba ak Pape Alé ak Pape Baba Aïdara ak Massamba ak Mademba ak Mati Pom ak tout le monde laa wax sans exception ku leen fi wax dara ak politicien bu mënti doon vérifier leen ko mooy mën a tax ngeen xam ndax waa ji li muy wax dëgg la wala déet. naa ngi leen di ziar moo tax ma bëgg a wax ne Sénégal ñàkk na journaliste léegi bareetu fi ay journaliste yu Trump Baba Aïdara laa fi gis ñoo xam ne vraiment léeg-léeg gisoon naa ko ci Pape Alé Niang gisoon naa ko ci Pape Djibril Fall gisoon naa ko ci Moustapha Diop donc am na ci ñoo xam ne vraiment ba léegi dese nañ tuuti crédibilité mais bariwuñu nag bariwuñu kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen di vérifier information yi ñu leen di jox ndax lu ci baree bari du ci du dëgg. li ma bëgg a njëkk a wax nag ci information te ñu bëgg ko waxtaane mooy situation bi nekk Guinée Conakry. Guinée Conakry gis ngeen ne président Alpha Condé dafa taxawoon fii mu ne du def 3e mandat wax lu ko neex wax fi nit ñi dal fi président africain yi xas fi président africain yi lu nekk mu wax ko. tey président Alpha Condé mi ngi massacré dëkkam ngir 3e mandat tey jii may wax ak yéen président Alpha Condé mi ngi massacré dëkkam pour 3e mandat. waa lu tax yéen waa Sénégal posé wu leen question pourquoi Macky Sall intervenir Gambie te intervenirul ci Alpha Condé dama bëgg yéen waa Sénégal ngeen posé boobu question seen bopp. gis ngeen mbir mi ni muy doxee di leen ko xool bu baax. Yaya Jammeh dafa dem élection ak Barrow ñaari dëkk yëpp a frontière ak Sénégal kenn du fi wax ne amul enjeu am na enjeu de sécurité nationale et internationale parce que ñun dañu am frontière ak Guinée Conakry su amee déstabilisation du pays ñun concerné nañu kon Macky Sall bu mu wax mukk ne ooy nangam sangam amul danger déedéet. Gambie Yaya Jammeh dem na élection am nay coow. Macky Sall intervenir na Gambie militairement intervenir la def intervention militaire la Macky Sall def mais tey Alpha Condé mi ngi massacré Guinée Conakry déggu leen sax un communiqué de Macky Sall est-ce que loolu warul tax yéen ngeen xalaat ci est-ce que loolu warul tax ngeen réfléchir ci ne le protocole de Conakry oblige loolu moo tax tey moo wax ne bi nga xamante ne bi Yaya Jammeh bëggoon naa dem na élection dëkkam il s'est levé comme un lion contre Yaya mais il s'est caché comme une souris quand Alpha Condé a voulu vraiment imposer un 3e mandat. oui jikkoy gaynde la Macky Sall wane ci Yaya Jammeh wane jikkoy jinax ci Alpha Condé lii la def te loolu moo am nii déggu leen communiqué. te Alpha Condé ma ngay rey waa dëkkam ci 3e mandat
dëkk bu frontière ak Sénégal nga xam ne dëkk boobu déstabiliser ko dëkk boobu bu déstabiliser woo Sénégal dana déstabiliser wu dëkk boobu su amee ay nit ñu jël seeni bagage daw biir Sénégal la ñuy mën a làqatu see mais ndax Macky Sall ci boppam def na communiqué ñaaw lu lee di xew Guinée Conakry déggu leen ko lu tax la tax nag ñun ñëpp am nañ sañ-sañu xalaat kon ne protocole Conakry ba nga xamante ne bi fa lañ ko réglé woon mooy dinaa leen juboo yow ak sa baay dinaa leen jubóole danaa fexe ba sa baay du yàq élection yi Sénégal waaye yow tamit su may laaj 3e mandat bul ci dugg lii rek la war a mën a nekk lii rek moo war a mën a nekk Abdou Cissé waaw Thomas maa ngi leen di bëggee bu baax lii rek moo mën a nekk non il faut pas que ñu sous-estimer Macky Sall su mënee seetaan Alpha Condé taxaw di massacrer waa Guinée la ñu signé ñoom Guinée ca Guinée waxtaane kook Ablaye Wade ca Guinée su fekkente ne bi laa wax mooy dinaa fexe ba Ablaye Wade du yàq sa élection yi parce que ku ci nekk xam ngeen ne protocole Conakry moo indi Ablaye Wade ñëw ne damay neutre loolu yëpp on est d'accord yéen ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu Ablaye Wade bi muy jógee France ci taal dëkk bi la doon wax ak lakk leen urne yi Guinée Conakry la dem ñëw daal ni neutre na noppi na noonu la def kon ça veut dire que ni ñun loolu permettre nañu ñun suñu defee suñu recoupement ñu mën a xalaat ne li tax Macky Sall mënta intervenir actuellement ci massacre bi Alpha Condé di def dëkkam mooy que ni la mu diil ak Alpha Condé mooy fexeel ba Ablaye Wade ñëw fragmenté élection yi ngir man ma jàll yow boo laajee sa 3e mandat duma ci wax dara loolu ñun am nañ sañ-sañu xalaat loolu Alpha Condé en retour tamit ne ko kon noonu la demee yow it soo defee loolu 2024 dinaa la jàppale nga laaj sa 3e mandat su fekkee amul kenn ku la wuutu parce que na ngeen xam ne Macky Sall su fekkente ne bi amul kenn ku mu wóolu dana jéem a samp 3e mandat man bokk naa ci ñi gëm loolu am na ñoo xam ne dañ naan non Macky nee na du ko def nee na pare na ji mais ñëpp a xam ne il faut mu couvrir ginnaawam ñëpp a xam ne Macky Sall il faut mu couvrir ginnaawam xam nañ ko ñun waa Sénégal yëpp wala ñuy analyser ñëpp xam nañ ne Macky Sall il faut mu couvrir ginnaawam doo ko dem su fekkee wër na ko ci classe politique bi ku ko wuutu ngir man koo sauver gisu ko day samp 3e mandat oui su fekkente ne bi Macky Sall wër na ku ko wuutu gisu ko day samp 3e mandat loolu na leer loolu nag moom laa bëgg na ko waa Sénégal sóoraale bàyyi ko xel nañ ko bàyyi xel loolu bu ko kenn exclure ay waaye parce que Macky Sall wax nañu fi ba tàyyi mu deñ wax nañu fi ne 5 ans lay def mu deñ wax nañu fi ne conseil constitutionnel dootul nommer ñëpp mu deñ wax nañu fi ne duma nommer sama rakk mu deñ wax nañu fi Macky Sall wax na mu deñ ay junniy yoon bu ko kenn wóolu ci li muy wax loolu la man loolu laa gëm man Macky Sall ay waxam naa ko gis mu jëf ko ma door koo gëm su ko jëful duma ko gëm li nga xamante ne bi moom lay wax mooy su fekkente ne bi moom gisuma li nga xamante ne moom lay wax naa gis ne moom respecté na loolu muy wax est-ce que comprendre ngeen lii nga xamante ne bii moom moo am nag mooy 3e mandat bii man damay dégg rek bu ci kenn waxati 2 mandats consécutifs lañ wax def naa 7 def naa 5 yam naa fa bu ko neexee mu jëli un constitutionnaliste mu tëggal ko beneen constitution bu ko neex man waxi Macky Sall gis rek mais duma ko gëm mukk gis rek ndax li mu wax mu dañ bari na trop ba tax na man duma ko gëm kon nag bàyyi leen ko xel yéen waa Sénégal bàyyi leen xel loolu bàyyi leen xel que ni 3e mandat mën na am ñu ngi koy concocter lan moo waral deal bi lan moo waral ñuy wax deal international lan moo waral ñu ne ñu jekki-jekki malgré li Macky Sall def Ablaye Wade yépp ñu mën a dajaloo noonu di waxtaan
naan dañuy jéem a fexe ba juboo pour que waaye pour l'intérêt du Sénégal. Non, du intérêt Sénégal, seen intérêt bopp la. seen intérêt bopp la. ñun nag d'accorduñ ci benn amnistie, dama koy répété waat d'accorduñu ci amnistie. fii kenn du fi amnistier kenn. fii amnistier Karim Wade moom mooy dugalaale ci Aliou Sall, dugalaale ci njombe yi xew yépp. loolu nañ ko bañ ñun waa Sénégal, nañ ko bañ. amnistier Karim Wade laa wax, dama koy tudd man Karim Wade laa wax dama koy tudd. Ablaye Wade nag du ma ko wax dara. mag la, am na 96 ans te man yàgg ngeen a dégg ci samay wax may wax ne du ma saaga man mag, du ma xas mag, du ma ko wax dara. Ablaye Wade am na mérite, am na ngërëm, am na luñ ko war a sante fii ci Sénégal, kon nañ ko sant gërëm ko, sunu maam la, nañ ko gërëm. mais doomam Karim Wade laa wax kenn du ko amnistier, kenn waru ko amnistier laa wax, parce que alalu Sénégal la. su fekkee 6000 milliards yi Aliou Sall mi ngi fi, su fekkee 400 milliards yi Sarr mi ngi fi ñu koy wër, su fekkente ne bi 200 milliards yi Mimi Touré waxoon ne nangu nañ ko ci traque des biens mal acquis mi ngi fi, xamuñu fu mu ne. 138 milliards yi Karim Wade xamuñu fu mu ne. 150 milliards yi Poste xamuñu fu mu ne. 29 milliards yi Prodac xamuñu fu mu ne. 17 milliards yi Necotrans xamuñu fu mu nekk. 12 milliards yi Big Togo xamuñu fu mu nekk. 7 milliards yi Taïwan xamuñu fu mu nekk. 3 milliards yi ñu détourné woon ci Tullow Oil wax ne nañ ko yóbbu ci benn banque te rapport IGE wax ko. mais xool leen milliards yi mat na 7061 milliards bi ma ko calculé ci alalu Sénégal boo xam ne bés bu ñu accepté amnistie loolu yëpp day raaf, c'est zéro. ndax loolu war nañ ko nangu. ndax ñun war nañu nangu njombe yi waa kër Macky Sall def ak waa kër Ablaye Wade seeni njombe ci tojaange ci xaalis, ndax ñoom ñaar seeni intérêt bopp, ndax war naa mën a tax ñun ñu effacer loolu yépp par une loi d'amnistie. bañ leen ko parce que alalu Sénégal la. ñaari nit waruñoo taxaw di pasare loolu. ci la bokk Sami Ndiaye 94 milliards yi ci la bokk, dama doon lim nii rek, mais 94 milliards yi ci la bokk. soo xoolee sama page Facebook wala démb kayit bi ma génne 94 milliards yooyu mi ngi ci. biñ ko calculer 7061 milliards yoo xamante ne bi xamuñu fu mu ne. mais kon waay am nañ sañ-sañu nag ñun waa Sénégal ne fii kenn du fi loo voté amnistie. man bokk ci réew mi laa bokk, dëkk ci réew mi juddoo fi, am fi droit comme Macky Sall wala Ablaye Wade ak Karim Wade. duñu nangu ñuy diil ci suñu kaw di fi teg amnistie di effacer 7000 milliards ci ndoddu Sénégalais yi. duñu ko nangu tey, duñu ko nangu ëllëg. bu ko Sénégalais yi nangoo nag ñooy choisir, comme ni ma leen ko waxee rek. bu ko Sénégalais yi nangoo ñoom ñooy choisir, parce que tamit il faut que Sénégalais yi ñuy waxante dëgg. c'est pas parce que Ablaye Wade dem na ci sëriñ bi ak Macky Sall, sëriñ bi jubal leen ba tax na njombe yi xew ci réew mi duñ ko lijjanti. bañ a lijjanti, dañ koy lijjanti kay. ça n'a rien à voir avec le marabout, ça n'a rien à voir avec le marabout. man murid laa comme ñoom, gënuñu ma gëm sëñ bi, gënuñu ma topp sëñ bi. mais nag juboo seen ak juboo ñoom ñaar nañ juboo ci entre famille, entre nitu diine. waaye ça n'a rien à voir ak tojaange yi ñu def ci réew mi. tojaange yi ñu def ci réew mi dañ koy lijjanti. loolu dafa war a leer nañ, dañ koy lijjanti. kenn du leen ko bàyyee, kenn du leen ko may. loolu moo tax ma ne deal international bi ñuy wax, su fekkente ne bii nag am na ay hypothèses yuy jóg. am na benn waay bu ma woo tey sax ne ma Assane yaa ngi wax ne Karim mën nañ ko def président assemblée nationale, naka lay nekkee te Karim du député. ma ne ko yow kon calculer woo li ma wax, ma ne ko yow kon xamuloo li ma wax. Karim Wade fa muy demee assemblée nationale ci deal bii, hypothèse bi mooy élection présidentielle ak élection législative ñu def ko 2024. suñ defee élection présidentielle ak élection député yi ñu boole leen 2024, mais Karim Wade dafay nekk tête de liste ci député yi. bu nekkee tête de liste ci député yi ñu am accord ci seen deal ñoom ñaar, Macky Sall mi ak Karim Wade. parce que deal bi bu leen waxati dealu Ablaye Wade sax d'accord naa ci, nañ wax dealu Karim Wade ak Macky Sall. parce que Ablaye Wade Karim Wade moo koy yebal rek. Karim Wade moo koy yebal. Karim Wade lay doxal ay mission. su fekkee dem nañ élection législative 2024 ak présidentielle, Macky Sall imposé 3e mandat bi,
Karim Wade la ñuy def président assemblée nationale pour mu am une éventuelle démission loolu mooy hypothèse bi. hypothèse la nag xaw ma dana amam du am mais c'est une hypothèse boo xamante ne bi bu ko kenn négliger. su fekkee élection locale yi li ñuy ruumandaat nii élection locale yi dem na 2022 te ki ko wax Pape Cheikh Diallo du cuune Pape Cheikh Diallo du cuune de dégg ngeen ko fi mu ne leen élection locale 2022 la jëm kon élection député dañ koy couplé mook présidentielle 2024 suñ ko couplé ak présidentielle 2024 seen deal bii ñoom ñaar mu pare li ñuy jéem a def mooy jéem a def Karim Wade président assemblée nationale jox ko institution loolu mooy génne ak ci accord ñoom ñaar seen deal pour que Macky Sall force 3e mandat avec l'appui de Alpha Condé, de Barrow et du président de la Mauritanie pour bu ñu imposer ñun 3e mandat bi bu demee tuuti bàyyi Karim Wade ñëw loolu hypothèse la nit ñi dinañ ne waa gi mën nañoo rêver nangam sangam mais du ay rêve hypothèse la boo xam ne bu ko kenn fàtte bu ko kenn négliger. loolu laa bëggoon a wax man ci deal international bi wax leen ne vice présidence aussi mën na nekk gars yi ñu ngi wax naan la man leen mais mën nañ voter une loi ci assemblée nationale instaurer la vice présidence Ablaye Wade juboo ak Macky Sall ñu def Karim Wade vice président loolu tamit lu mën a nekk la. kon deal international bi faaw dara jóge ci te loolu ciy jóge nag dañ leen di prévenir pour ngeen xam ko balaa dara di xew pour ñu préparer wu ci loolu nag bàyyi leen ko xel. bu fekkee stratégie forcé 3e mandat la mooy comme Ablaye Wade xam na ne doomam dëgëragul pour réew mi mën ko téye pour sénégalais yi jox ko confiance li muy jéem a def mooy jàppale Macky Sall mu forcé 3e mandat mu appuyer ko bu ko forcé ba téye ko door koo bàyyee doomam. wala ñu voter une loi à l'Assemblée nationale pour teg poste vice-présidence pour jox ko Karim Wade loolu mooy deal bi nga xamante ne bi nit ñi ñu ngi koy ruumandaat te lu mën a nekk la na ko nit ñi bàyyi xel 3e mandat bi Macky Sall dana ko jéem a forcer parce que li xew ci njombe ci waa këram il faut mu wut fu mu wéeru su amul fu mu wéeru dana forcer 3e mandat loolu na leer ci bopp sénégalais yi buñ leen nax naan leen bu ko fi kenn waxati wax naa leen fii la fi taxaw lu ne waxoon na ko fi dem ba France dem ba États-Unis dem ba fu ne mu taxaw fa wax ne 5 ans laay def ba mu dellu see fii deful 7 ans ay nit ñoo jóg taxaw ne ko non bëgg ngaa def 5 ans waaw yow patriote nga bëgg ngaa def 5 ans waaye loi mayu la ko fekk na yooyu yëpp c'était calculé et préparé c'était bien calculé et bien préparé et la même chose peut se reproduire en 2023 ay député wala ay nitam ñooy jóg taxaw ne ko président am nga sañ-sañ ñu def 3e mandat parce que loi bi yow mandat 7 ans bi bokku ci ay nit danañ jóg 2023 maa leen ko wax ay nit danañ jóg 2023 ñu taxaw ñu jéem a forcer 3e mandat wu Macky Sall te bu boobaa xam nga lu ñu koy wax yow sa bëgg-bëgg la waaye ñun ñoo d'accordul loolu c'est une stratégie boo xamante ne bii dañ koy répété waat loolu mooy dëgg loolu nag il faut que ñu wax ko fan yi nag gis ngeen ma def benn coalition benn genre coalition génne ko sama xalaat man maa ko lancé du xelu kenn man maa xalaat ne war nañu booloo pour am doole pour contrecarrer deal bi moo tax ma def benn coalition boo xam ne dama jël Idrissa jël Ousmane Sonko jël Khalifa Sall ñoom Bougane Malick Gakou ñu ci baree bari ne leen su fekkee deal bi Ablaye Wade teg na ko moom ak Macky Sall pour jéem a def Karim Wade soit vice-président wala yóbbu ko assemblée nationale il faut que coalition bu dëgër mooy mën a jàkkaarloog deal bii loolu laa ci jublu su fekkee ne laa wax Macky Sall dafa bëgg a imposer 3e mandat jël Karim Wade yóbbu ko assemblée nationale wala mu def ko vice-président te loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy ruumandaat kon il faut une coalition bu forte bu dëgër bu war a mën a taxaw jàkkaarloog ñoom loolu moo indi ma lancé idée wi lancé photo kenn digaluma ko kenn santuma ko man maa lancé loolu te depuis des mois ngi ni maa ngi wax naan il nous faut Idrissa ànd ak
Khalifa Sall ànd ak Ousmane Sonko ak ñoom Malick Gakou ñoom ñëpp ñu dajaloo créer benn coalition bu dëgër pour jàkkaarloo Ablaye Wade ak Macky Sall loolu man maa ko wax. bon am na nag ci biir coow lu bare ñu naan waay nangam sangam ñi naan Sonko rek la ñi naan Idrissa rek la ñi naan non coalition boobu mënta am mën naa am su fekkente ne bii bëgg nañoo jàkkaarloog Ablaye Wade ak Macky Sall coalition bi mën naa am bu ko kenn ragal fii lépp a fi am. dem nañ fi coalition Idy 2019 Idrissa ànd na Khalifa Sall àndoon ak Hadjibou Soumaré ànd ak Bougane Malick Gakou Pape Diop ñoom ñëpp Mamadou Lamine Diallo Mamadou Diop Decroix ñoom ñëpp plus de 30 leaders. kon ay affaire idéologie amul foofu ay ñoo bokk gis-gis amul foofu déedéet li ma wax ci coalition bi mooy Idrissa na ànd ak Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ak ñi ci des nañ ànd ñu jàkkaarloo ak Macky Sall ak Ablaye Wade ndax li ñuy ruumandaat su sottee delloo si Karim Wade lañ bëgg te ñun dañ koo war a bañ te pour ñu bañ ko ñoom ñoo war a porter le combat ñoom cette coalition là. loolu laa wax loolu moo tax ma indi li nga xamante ne bi moom mooy la photo la grande photo pour coalition bi mën a ànd. léegi nag dafa am beneen clarification bu ma bëgg a indi. j'ai vu que y a certains responsables dañ ne ma waaw yow li nga wax Ousmane Sonko ba pare wëlbati ko di wax waaw naan nañ leen ànd man lan laa wax Ousmane Sonko may leen lan laa ko wax dama ko wax sama gis-gis ci benn mbir ça n'a rien à voir ak ànd loolu laa bëgg tamit jeunesse su Pastef ñu xam loolu su fekkente ne bi damaa jóg di wax ci Ousmane Sonko rek su ma amee lu ma koy critiquer dama koy critiquer Ousmane Sonko rek mais su fekkee dañoo jóg ci stratégie wu booloo la ñuy ànde mooy mën a tax ñu jàkkaaroog Ablaye Wade looloo tax may indi idée bi mais man dawuma ci lu may wax ragaluma ci lu may wax loolu tamit bëgg naa ko préciser awma lu may daw awma lu may bañ awma lu may ragal ci li may wax. su fekkee d'accord nañ pour ànd nag pour jàkkaarloog deal bii di Ablaye Wade ak kii fa lilaay alhamdu su fekkee dafa am ay groupe yoo xam ne nag am na ay boy yu ko doon def démb nee naa leen yéen du ngeen waa Pastef parce que ku doon dëgg-dëgg waa Pastef dynamique gu ànd booloo ak situation bii ngeen nekk dynamique gu ànd booloo jàkkaarloog Ablaye Wade ak Macky Sall yéen da ngeen di compter ci loolu. ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk fii di wax duñu waa Pastef loolu tamit na ngeen koy bàyyi xel yéen tamit dynamique gu ànd bi nag tàgguwuma ci kenn imposé wu ma ko man maa xalaat loolu ak sama yeneen i naataangoo rek ñu jàpp ne jamono ji ñu toll nii pour jàkkaarloo ak Macky Sall ak Ablaye Wade il faut que ñu ànd loolu la. pour ma leeral gaa ñi nag ñi yaakaar ne man damaa contre Ousmane Sonko contre ma Ousmane Sonko na leer. waxuma ne Ousmane Sonko dafa sàcc alalu Sénégal na leer waxuma ko de képp ku ko wax waxul dëgg képp ku ko wax na génne benn live bu ma def bu ma wax ne Ousmane Sonko dafa sàcc alalu Sénégal déedéet dama koo critiquer ci doxalin laa ko critiquer nit ci doxalin nag ne veut pas dire que ce monsieur là est un voleur loolu laay clarifier pour que ñu xam parce que y a des gens qui écrivent ouais yow yaa ngi woote booloo te yow yaa fi taxawoon di xas Ousmane Sonko mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg tur wala bëgg ma di leen tontu du ma leen tontu. li ma bëgg a wax mooy masuma wax ne Ousmane Sonko sàcc la dama ne Ousmane Sonko au contraire moom moo feeñal sàcc loolu laa wax. dem leen ngeen vérifier ji laay fi Assane Sylla yépp li ma ci wax lépp ci 94 milliards yi mooy dañoo war a féliciter Ousmane Sonko ndax. feeñal na ak sàcc c'est vrai wante feeñal bi mu feeñal ak sàcc doxale na ci noo xamante ne bii man rafetluwuma ko loolu laa wax te loolu dañu ma ci mu neex leen mu naqari leen loolu laa wax dañu ma ci loolu na leer loolu laa bëgg a clarifier parce que nit ñi dañoo jàpp ne man su ma woowee Ousmane Sonko ci dialogue wala ci ànd ak Idrissa rek
man dafa am lu ma weddi wala dafa am lu ma ragal wala dafa am lu ma nangam déedéet. su ma woowee Ousmane Sonko pour mu ànd ak Idrissa pour mu ànd ak Khalifa Sall jàpp ne bu ñu booloowee war nañoo mën a jàkkaarloog dealer yi ñu defante kook ñoom pour freiner seen deal yi man loolu moo ma yëkkati. loolu moo ma yëkkati mais nag nekkul ne damay wax loolu parce que damaa am ku ma ragal wala dafa am ku may tiit wala ku may limbi man kenn feesut sama bët bi amul kenn koo xamante ne bi ragal naa la personne. kenn koo xamante ne bi yaa ngi yeewoo ci scène politique gu Sénégal bi goo xamante ne bi mën nga wax lu ma fees sama bët bi wala ma ragal la ça n'existe pas juddoogul. waaye nag bu ñu gisee ne y a un deal qui se prépare boo xamante ne bii mën naa tardé laat Sénégal pendant 10 ans mën naa jëlaat Sénégal takkaat ko ci buumu njaam joxaat ko France looloo waral ma woote nee na Ousmane Sonko ñëw ànd ak Idrissa ak Khalifa Sall ak ñi ci des. ndax deal bi Macky Sall di teg ak Ablaye Wade bu réussir Karim Wade mooy ñëwaat te suñu buumu njaam gi ñu jox France day continuer parce que il a la double nationalité. il est sénégalais mais aussi il est français loolu dem leen ko ak seen xel moo tax ma di leen wax. deal bi Ablaye Wade di teg ak Macky Sall bu réussir bis bu Macky Sall jàllee Karim Wade doon président bu mu njaam gi ñu nekkoon day continuer ndax Karim Wade est un Français il continuera à gérer les intérêts de la France dans ce pays il faut arrêter ça. il faut arrêter ça. loolu laa wax man boobu proposition laa joxe suñ ko doxalewul nag ku ci nekk demal nga bàyyali sa bopp point. à nos risques et périls. intelligent nag laay waxal waxuma la ay dof yi nga xamante dañu nekk fi naan Sonko la Sonko président Sonko dof yooyu nga xam ne c'est des fanatiques. je ne parle pas avec ces gens là je veux parler avec des responsables de Pastef ñu am xel di analyser di xalaat waxuma dof yi parce que am na ñoo xam ne ils sont fous. ñàkk xam-xam ci politique ak ñàkk yeewu moom moo waral sax ñuy wax yenn wax yi mais suñuy yeewu woon duñ ko wax mais ñi am xel laay wax ci Ousmane Sonko digal leen ko mu ànd ak grand frère am yee pour ñu mën a contrecarrer ñii nga xamante ne bii mooy deal bi. am na loo xam ne nag jaaxal na ma te dégg naa ko dinaa ko wax léegi te su fekkee am na c'est extrêmement grave. te maa ngi ñaan nag yéen responsable yi Pastef yi ngeen laajal ñu ko Ousmane Sonko su fekkee Ousmane Sonko moo leen wax bu leen waxati ci deal bi dara su fekkee Ousmane Sonko moo leen wax ne leen bu leen waxati ci dealu Ablaye Wade bi ak Macky Sall dara bu leen ci commenter bu leen ci expliquer na leen wax raison yi su fekkee waxul benn raison loolu man tiital na ma. waaw su fekkente ne bii laa leen wax Ousmane Sonko dafa wax ne coowal Ablaye Wade bii ak Macky Sall bu ci kenn wax su fekkee moom moo ko wax li mu wax c'est dangereux te duñ ko nangu dañ ciy wax parce que c'est un deal dañ ciy wax. su fekkente ne bi dafa am ay responsable su fekkee dafa am ay responsable yoo xamante ne bii waa Pastef lañu Ousmane Sonko jox leen mot d'ordre ne leen coowu Ablaye Wade bu leen ci waxati ça devient dangereux ça devient dangereux loolu nag maa ngi koy prévenir léegi ci teel parce que man samay wax duma ko nëbb man duma ruumandaat ndax ragaluma kenn duma ruumandaat su may woo Ousmane Sonko ak Malick Gakou ak ay ci ak yooyu pour ñu ànd ak Idrissa ak Khalifa Sall pour ñu am doole la ñun ñëpp ñu jàkkaarloo gars yi li ñuy waajal mais su amee lu ma war a leeral dama koy leeral parce que dama dégg ñu ne Ousmane Sonko dafa wax ne bu kenn wax ci mbirum Ablaye Wade bi lu tax duñ ci wax pourquoi c'est un deal international c'est un deal boo xamante ne bii bu réussir mais mën naa màbb Sénégal pendant 10 ans man maa ngi nii di ci wax Omar bu dee Idi ngay laaj man maa ngi nii di ci wax man je suis une voix autorisée man waxuma ci ngelaw li
soo ma déggee may wax xam nga ne man waxuma ci ngelaw li jeex na man duma wax ci ngelaw li soo ma déggee may wax ci c'est un deal international il faut en parler yéen waa Pastef maa ngi leen di ñaan wax leen ci yéen waa Pastef wax leen ci diilu Abdoulaye Wade ak Macky Sall su ngeen ci waxul am na lu ngeen war a rendre aux Sénégalais compte yu ngeen war a rendre aux Sénégalais yàlla na nekk nag ay fen li ma dégg noonu ñu wax ne Ousmane Sonko nee na bu leen ci wax yàlla na nekk ay fen mais yéen waa Pastef yi nga xam ne vous êtes des responsables ce que je crois nga xam ne vous êtes des patriotes ce que je crois nga xam ne yaakaar naa ne gëm ngeen seen réew ngeen gis Ablaye Wade li mu fi wax Macky Sall ak Aliou Sall lépp fii ci Sénégal les 7 dernières années ngeen gis Ablaye Wade li mu wax ci pétrole bi ngeen gis li xew ci pétrole lu Sénégal bi ngeen gis bërki Demba Ndiaye ñu dem juboo Ablaye Wade ne Macky Sall lépp baax na ni nga gérer pétrole bi baax na yéen ngeen wax ne bu leen ci wax loolu c'est dangereux loolu c'est dangereux bu leen wax ci li Ablaye Wade séq ak Macky Sall loolu ku ko wax bu fekkee Ousmane Sonko moo ko wax c'est extrêmement grave non waaw Matar Fall waaw li nga wax de man mën naa ko dégg Matar Fall li nga wax mën naa ko dégg su fekkee Sonko dafa ne bu leen saaga ok nangu naa ba tey foofu baax parce que man mii duma saaga Ablaye Wade su Sonko waxee ne bu leen saaga Ablaye Wade loolu d'accord naa ci ne loolu wax na lu rafet dégg nga loolu tamit nangul naa la ko Matar pour ngeen xam ne man waxuma waxu naa feex bu fekkee Ousmane Sonko dafa wax ne rek ne bu leen saaga Ablaye Wade mais bu ngeen waree critiquer leen d'accord naa mais su fekkente ne bi dafa wax ne bu leen ci wax bu leen ci commentaire bu leen ci def dara loolu su ko waxee waru koo wax te dañ ciy wax far force moomut nit ñi loolu moom dama ko wax mu leer nañ amul dara lu ma ciy laq-laqal wala lu ma ciy xaar loolu la donc il faut que vraiment nag ñu xam loolu mooy li nga xamante ne bi bëggoon naa ko wax parce que ñenn ñi dañuy jàpp ne way acharnement la nangam sangam ñëpp xam nañ ne Mamour Diallo da doon deal Sénégal gépp wax nañ ko nangul nañ Ousmane Sonko ne moo wax dëgg Mamour Diallo da doon deal mu kalaate deal bi nangu naa loolu man nangu naa loolu félicité naa Ousmane Sonko que ni moo feeñal ñu doon sàcc waaw nangu naa loolu tamit félicité naa ko ne Sénégal ne fii nii moom Ousmane Sonko feeñal na c'est un lanceur d'alerte félicité nañ ko félicité nañ Ousmane Sonko ci tojaange gi Aliou Sall doon def fayul impôt félicité nañ Ousmane Sonko ci assemblée nationale député yi bëggoon a séddoo 10 millions félicité nañ Ousmane Sonko ci député yi nanguloon fay l'impôt félicité nañ Ousmane Sonko ci 94 milliards yi on le félicite je le réitère je le félicite je le dis haut et fort nëbbuma ko kenn waaye lu ma ko félicité su defee lu dul dëgg ma wax ko loolu na leer parce que man feesut sama bët ci ay actam rek laa koy jugé bu defee acte bu jub ma félicité ko bu defee lu dul dëgg ma dal ci kawam parce que moomu ma man yoruma loolu laa leen di wax pour leeral leen ko pour que une bonne fois pour toutes mbokki Sonko yi ñu xam ne man nekkuma fi pour di neexal nit wala may ragajeeru nit man du ma jaamu kenn man yàlla lay jaamu je ne suis pas un fanatique mais nag je suis capable d'absorber je suis capable de dire la vérité je suis capable de dire baal leen ma su ma tooñee je suis capable oui man maa ko wax oui man maa wax ne maa ngi koy féliciter ci li mu démontré ci Mamour Diallo man maa wax ne maa ngi koy féliciter ci li mu wax ci 10 millions yi ñu bëggoon a sàcc assemblée nationale man maa wax ne maa ngi koy féliciter ci 90 milliards yi mu feeñal ci Aliou Sall man maa wax ne maa ngi koy féliciter ci député yi ñàkk a fay l'impôt ak lii mu wax ci Mamour Diallo maa ko wax bien sûr waaye wax naa tamit ne cabinet Atlas ak Mercalès warul woon a dugg ci mbir mi jekkut ci moom rafetul ci moom loolu tamit wax naa ko te dëgg la te je le maintiens na leer cabinet laa wax bi ma waxoon ak Mercalès
warul woon dugg ci mbir mi ginnaaw bi mu feeñee dëgg gi ba am wooy waru ci woon a dugg di ko yàq loolu laa wax te loolu je le maintiens je réitère mes propos à 200%. amul kenn ku may ragal ci loolu amul kenn ku may seet ci loolu comme neex nag nekkal ci réseaux sociaux yi di saaga man kuy saaga bu ma la gisee dama lay bloqué ndax damaa xam ne buñ jàkkaarloo Sénégal doo ma saaga man maa ngi Sénégal fii li may wax Macky Sall laa koy wax te maa ngi jàkkaarloo ak moom kon faalewu ma keneen lii rekk la lii laa amoon pour clarifier ko ak yéen di leen wax ne dynamique booloo gi nga xamante ne bi moom laa wax mooy pour jàkkaarloo ak Macky Sall ak Ablaye Wade mi ñu bëgg a amnistier effacer xaalis bu bari teg fi doomi Ablaye Wade loolu laa wax ne su fekkee scénario boobu moo commencé produire nañ leen booloo ànd Idrissa ànd Ousmane Sonko Khalifa Malick Gakou ak ñi ci des ngir barrer leen la route ndax ñooñu bu ñu àndee mën nañoo barrer la route à Ablaye Wade ak Macky Sall mën nañ ko de bu ñu xeeb loolu mukk Idrissa bu ànd ak Ousmane Sonko ànd ak Khalifa Sall ak Malick Gakou mais man nañ lu bari fii ci Sénégal Ousmane Sonko moom sud bi Ousmane Sonko ku lu ko waay bañ xam ne moom sud bi moom Casamance dëkkam moo ko moom Idrissa Seck moom Thiès donc Touba ak ñi si des ak ñi si des bu ñu leen boolee ak li Khalifa Sall am mën nañoo jàkkaarloog ak diilu Ablaye Wade ak Macky Sall donc union boobu moom laa leen di woo di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci yeneen i waxtaan ci kàttanu suñu borom di leen jégalu nag am na ñoo xam ne frustré naa leen mere nañ ma wala nangam mais awma ci intention sama gis-gis ak sama xalaat rek laay wax di leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk tawfeex ak taysiir di ñaan yàlla ñu dajewaat ci yeneen i jamono ci yeneen i waxtaan merci jërëjëf